benn dynamique boo xamante ne avec ou sans autorisation ak interdiction gouverneur ñoom dañuy tenir seen manifestation. mais xam nga gouverneur man damay ne tey jii gouverneur Alassane Sall il a manqué de courage parce que CNRA dañu génnee ñoom communiqué moom gouverneur li ko walloon mooy mu génnee arrêté mais moom dafa dem xool fa nga xam ne foofu ci communiqué CNRA foofu nañuy wax ci wàllu propagande mooy article L61 bi moom foofu la jëw tibb def communiqué gouverneur bu buggee tey jii sénégalais yi wala ñii di manifester gëm ni moom li muy wax daf ko teg ci yoon dëgg day génne arrêté comme na mu ko defee woon fii ci ay jamono mars 2021 ba muy génnee militaires yi dafa génne woon arrêté réquisitionné militaire parce que tamit dëkk bi dafa am nu muy doxee communiqué dafa am fu mu jëm ak fu mu yem mais gouverneur wala préfet seen kàddu lu koy dëggal du communiqué arrêté la. mais Pape Sané pré campagne bi ñan la concerné ndax ñun médias yi la concerné nga xam ne tey bu le 17 amee te xëy na di nga dañ fa déggee discours de propagande yooyu Walf amul droit teg ko wala beneen télé amul droit teg ko wala pré campagne dafa ñeel politicien bi nga xam ne moom am na liberté am sañ-sañam bëgg a def manifestation war ko def finalement dañuy. voilà dañu bëgg a jaxase xel yi. pré campagne xam nga pré campagne wax ji définir na boppam. avant campagne mooy avant campagne c'est le 10 juillet n'est-ce pas. waaw avant campagne mooy li jiitu campagne. li jiitu campagne la mais xam nga campagne bi dañuy autoriser boobu médias yi di couvrir. les manifestations mais pré campagne bi autorisé wuñu médias ñu couvrir. kon médias yi la concerne. ñun médias yi kese la convoqué moo tax ma ne la gouverneur dafa waroon jël son courage à deux mains. jël arrêté bi nag mu bañ a def comme ni ministre de l'intérieur def jël benn arrêté bi nga xam ne da ngay laal nii làmb nii déedéet da ngay bind les textes yi nga xam ne daal di ko mu tëddi daal di ko motiver ne lii ak lii article bi ak article bi ñoo ne lii yëg lii mais mënoo jël communiqué rek laconiquement rek de période bi ak période bi d'ailleurs pour mu wane ni que li mu wax moom waa APR seen bopp gëmuñu ko respecté wuñu ko Mansour Faye ministre Mansour Faye fii la toog dem recevoir des femmes de Saint-Louis donc moo lay wan ni que activité politique yi kenn terew ko mais ñun suñu wàllu bopp ñu couvrir ko loolu nañu tere mais ñoom politiciens yi war nañu donc manifestation bi wax fa dëgg yàlla nag war nañ ko mën a autoriser parce que dafa bokk ci lii nga xam ne mooy mandangar pré campagne may nañ leen ñu dem saytu seen i militants may nañ leen ñu taf seen i kii ñoom ñoo xam ñoom mais médias yi daal nañu tere ñu fësal ko. alors Pape Ndiaye su fekkee manifestation bi autorisé wuñ ko yan risque la ñuy encourir est-ce qu'on peut s'acheminer vers des affrontements ak contexte insécurité bu am jamono ji à Dakar. waaw xam nga déjà foofu noonu ça revient à vraiment ñu leeral li nga xam ne moom mooy cadre juridique manifestation yaakaar naa ni borom xam-xam yi nga xamante ne seen xel màcc na ci yoon yëpp dégg nga liñ ci wax Sénégal ci régime déclaratif lañ obligation bi loi bi def organisateurs yi mooy bu teelee ba teel 15 jours avant manifestation bi nga dem yëgal ko préfet pour mu jël ay disposition def réquisition alkaati yi ñu encadré ko bu yéexee ba yéex ñetti fan képp ku la ni Sénégal am na loi buy tere marche buy exiger autorisation ne ko indil ma loi bi tegal ma fu ko article code pénal waxee ban loi moo ko prévoir ñu tegal la ko fi donc loolu mooy li nga xamante ni moom moo am ce n'est pas pour rien saa yu ñu interdire manifestation gars yi def recours cour suprême bu ñu demee cour suprême daf koy annuler xam nga gis nga en 2000 diggante 2010 ba 2015 sur 39 interdictions de marche yoo xamante ne am na ko ba ñu demee cour suprême 34 yëpp daf ko annuler kon nga xam ni kon parfois annulation yi du dëppoo tegul ci yoon te à chaque fois cour suprême mooy wax de mu ne à chaque fois interdiction de marche saa yu am Sénégal 4 motifs yi la ñuy jël insuffisance force de l'ordre menace d'infiltration risque de trouble à l'ordre public ak dégg nga maam yeneen ak yeneen Cour suprême nee na yooyu ce sont des prétextes fallacieux du samay kàddu de ce sont les hauts magistrats de la Cour suprême ñoo ko wax ba pare interpeller l'administration ba pare ñu ne l'administration sénégalaise doit se conformer à la constitution et aux lois c'est toujours la Cour suprême qui parle donc kon nga gis ne kon interdiction de marche yi ñuy def teguñ ko fenn li nga xamante ni moom la loi bi wax mooy da ngay dem yëgal ko préfet mu mën a jël ay matuwaayam mais jàpp nit parce que amul di exiger ni à chaque fois foog nga am autorisation franchement
amul fenn foo xamante ne gis nañ ko. d'accord alors ñu daal di dem si suñu dernier point boo xamante ne moom si def na actualité du jour mooy verdict ñi nga xamante ne ñoom lañ doon accusé ci mbirum affaire dossier Boffa Bayotte ñi nga xamante ne mooy César Atoute Badiane nga xam dañ ko jugé par contumace comment il s'appelle l'autre René Capain Bassin Omar Atoute Bodian nga xam ne verdict bi wàcc na daa perpétuité lañ leen doon dafa mel ni réclusion criminelle la. lan moo bees ci dossier bi ak li nga xamante ne ñu bari nañu verdict bi da leen bett am na ñoo xam dañoo ne da leen xaw a bett verdict bi. waaw li ci bees daal mooy àtte bi nga xamante ne tribunal bu Ziguinchor génnee na ko ndax bu ñu fàttale ko affaire Boffa Bayotte bi mooy 15 personnes yi nga xamante ne deewoon nañ fële ca àll boobu di les Bayotte. Au total 26 arrestations moo ci amoon au début bi ñu demee ba ci biir mu am ci kenn koo xamante ne dafa faatu ci prison bi avant ñu koy àtte avant ñuy taxaw ci kanam ko àttekat bi am ci 12 yoo xamante ne dañ leen a libéré 10 yi ñu may leen non-lieu total 2 yi ñu may leen liberté provisoire donc 13 ñoo comparaîtront devant le juge. ci biir fukki nit ak ñett yooyu nga xamante ne ñoom la ñu àtte juróom-ñeent yi yoon da leen setal ne leen toppeewuñu leen dara defu leen dara ñeent yi la ñu teg daan ci biir ñeent yi ñu teg daan ñaar ñi muy René Capitaine Bassène ak Omar Ampay Bodian dañ leen tëj kaso seen giiru dund. yeneen ñaar ñi nag sursis lañ leen dóor maanaam peine boo xam ne duñ ko tëdd ndax dañu ne dañoo yor ngànnaay te amuñ ci woon autorisation. donc loolu mooy li nga xamante ni moom moo bees ci dossier bi. loolu rek moo ci bees. réclusion criminelle mais est-ce que waroon nañ koo xaar réclusion criminelle mën a perpétuité seen giiru dund dañuy dem kaso est-ce que yow bokkoon nga ci nga xamante ne xaaroon nañu li nga xam ne mooy verdict boobu. non man xaar ma woon verdict boobu parce que ci procès bi ba procès bi daw amul benn témoin boo xamante ni ñëw nga xàmmee ñi nga xamante ni ñoom la ñu teg ci kanamu juge bi di leen atte ni kii moo rey kii moo def lii kii moo def lii amul benn témoin boo xam ne défilé na à la barre boo xam ne def na loolu. ñaareelu mbir bi mooy enquête boo xamante naka ngay defee enquête demoo si ñi def enquête préliminaire demuñu sur les lieux du crime fa ñu reyee nit ñi demuñu fa nit ki nga xamante ne seede na ni moom moo jëlee koor yi jëlee ko ci àll bi ñu leen reyee indi ko ci tali bi ba sapeur pompier yi fekk leen fa nit kooku noonu woowuñ ko déglu ko donc pour man ay innocents la ñu condamné. ñi ñu jàpp ñëpp ce sont des innocents parce que non seulement amuñu preuve bu ñu teg ci caa buy wane ni kat diw bii moo rey mais amul seede bu taxaw wane ni ñun gis nañu ñii ñu mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw. ci défilé à la barre comme témoin amul kenn ku ci ne xàmmee naa diw mi xàmmee diw mi ñu ñëw ñoom ñoo rey ñoom ñoo def lii donc moo tax heureusement que dinañu def appel au moins ñi ngi am yaakaar ni bu ñu defee appel vraiment dinañ leen rétablir ci seen i droit parce que dossier bi moom yaakaar naa ne li ci am lépp moom. mais fan la toll ak kaddu yi ñu ci doon dégg ay kenn biir kaso gi bu fekkente ne moom dem na ba ñu condamné ko ci loo xam ne moom jàpp na ne defu ko mën na cee dem ba xaru dégg nañ tey avocat bi nga xam ne moo koy layil mu di Ciré Clédor Ly mu wax que ni wax naak moom et tout wax naak soxnaam ba pare frère am aussi dégg nañ ko sànq mu di ci wax loolu fan la toll wala jàpp nga ne xëy na war nañ ci mën a xaar yenn jafe-jafe ci xam nga dafa am menace yoo xamante ne su ko nit yëkkatee rek buñ ko jàppee à la légère maanaam buñ ko oyofal buñ ko ñàkkal fayda parce que kii dem ba ni bu ñu tegee sama kan daan boo xamante ni mérité wu ma ko damay nar a xaru xam nga kooku kii wax loolu parce qu'il est convaincu de son innocence donc kaddu la boo xamante ni waruñ ko jàppee waruñ ko oyofal waruñ ko jëlee à la légère mais aussi man diggaluma leen loolu voilà gis nga mi ngi fàttali ko kaaw Khadim Bousso puisque am nañ possibilité def appel pour que ñu attewaat mbir mi léegi nañu wóolu ko justice bàyyi ñu attewaat mbir mi amaana bu ñu ko attewaatee vraiment dinañu tegaat mbir ci yoon rétablir leen seen droit kenn ku ci nekk ñu jox la sa man verdict bi moom wax dëgg yàlla c'est tout sauf un verdict serein pourquoi man gisuma ci sérénité déroulé procès bi yëpp Pape Ndiaye rappelé na ko léegi témoins yi nga xam ne ñoom nañu cité woon c'est-à-dire nga xam ne procureur moo leen indi woon amu ci benn témoin bu chargé ne waaw diw ak diw ñoo def lii wala lii te li ci gën a garaaw procès bi muy am procureur de la République bu Ziguinchor benn waay bi nga xam ne ñi nga naan ko El Hadj Julde Diémé dafa ñëwoon di seede c'est un directeur d'école dafa ñëwoon di seede kenn ka nga xam ne ci ñoom dañ ko ay ñi doon liggéey ak moom dañ ko tuumaaloon ne dafa bokkoon ci mbir bi benn enseignant bi mu ñëwee seede ba pare xam nga lu ko procureur def dafa woolu gendarmerie ne woo leen ko ngeen convoqué ko ne leen ko li mu témoignage bi def na ko changé je suis à la télé li may wax non li may témoignage bi li may wax tey non li may wax tey je suis à la télé c'est grave mu ne ko na changé témoignage mu woo la gendarmerie de Néma de Assafoulaye de Budodi la woo ñu convoqué El Hadj Julde Diémé bi mu ñëwee mu ne leen la ma waxoon dërëm dindiwuma ko ci gars yi ne ko dama la 2 jours après ñu woolu ko mu ñëw ñu yóbbu ko bureau procureur wax mu ne ko changé wu ma waa ji jour boobu ngeen ne mu ngi woon fël di rey
il était dans mon école man bi may xëy si 8 heures fa laa ko bàyyi bi may génn 10 heures di dem sama bureau fa laa ko bàyyi donc mënu leen fexe ba ma changer donc loolu day wane ni que dans cette condamnation là il y a pas eu de la sérénité te nag dama ne bu ñu gisee li nga xam ne mooy tribunal bi gën a mag Sénégal mooy le conseil constitutionnel bu ñu gisee li mu def nii wax fa dëgg yàlla waruñu gis beneen cour et tribunaux di def warul jaaxal sénégalais yi et puis tu sais le problème qu'il y a mooy boo ko xoolee dans l'histoire toujours magistrat yi yii ñuy teg acte yi ñuy teg tey jii bu subaa ñoom magistrat yi ñooy dellu si encore weddiwaat seen bopp. le scénario les jeunes de Colobane. waaw ñooy dellu si waat weddiwaat seen bopp parce que ndigal politique dana tax ñu weddi donc daanaka boo ko xoolee léegi li fiy dox ci yoon fii Sénégal bëreetul quoi. D'accord alors Pam Ndiaye maa ngi wax sànq scénario les jeunes de Colobane nga xam te ne ñoom dañ leen tëjoon à 20 ans de travaux forcés. bañ defee appel ñu gis ne dañ leen acquitté est-ce que mën nañoo xaar ni aussi ñii bu ñu defee appel même scénario mun na amaat. waaw xam nga Pape Sané li mu wax nii il a raison sur toute la ligne parce que li kenn mënul comprendre mooy yow jiñ nga nit ki ni dafa def faux témoignage alors que procès bi jeexagul verdict génnagul yow nga ni def na faux témoignage ça veut dire que yow anticiper nga sax ci verdict gu juge yow jàpp nga ni waa ji seede bi mu def du dëgg alors que procès bi jeexagul juge yi atteeguñu joxaguñu verdict mais loolu c'est une première man de maa ngi koy soog a gis franchement maintenant Sénégal moom yàgg nañu gis ku ñu atte une première fois condamné la ba ñu demee appel ñu setal comme yaa ngi koy fàttaliku léegi les jeunes de Colobane ba ñu leen njëkkee atte 20 ans de travaux forcés lañu leen dóoroon bi ñu leen atte waatee acquitté leen yéen a ngi fàttaliku Maacu bañ ko njëkkee bañ ko mooy ko ñu boole woon ak xale yu jigéen yeeg yooyu noonu bañ ko njëkkee atte dañ ko daan bañ ko atte waatee dañ ko setal yéen a ngi fàtte bon bëri na ay dossiers yoo xam ne yu ci bare yoo xamante ni bu ñu ko njëkkee atte Sénégal sax moom da ngay gis ku ñu atte première fois 10 ans du jooy day ni famille am ñooy jooy mooy boo toogee mën na Sénégal moom première instance du dara dañuy teg noonu rek pour tirer mais bu ñu ko atte waatee au moins les juges cour d'appel yi nga xamante ne ñoom ñooy juge en appel au moins ñooñu dinañu ñoom li ci ëpp dañuy infirmer premier jugement yi nga xamante ne amoon na daloon na Massaly yéen a ngi fàttaliku Massaly bañ koy jiiñ ni dafa incendié woon tribune parti socialiste bañ ko njëkkee jugé dañ ko condamné mais bañ ko attewaatee dañ ko daal di set donc yaakaar am na am nañu yaakaar ni buñ ko attewaatee dinañu teg mbir mi ci yoon vraiment setal leen dem wëri nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy les vrais coupables pour que ñu daal di leen di teg ci yoon pour nga may ma rek tuuti c'est-à-dire man li ma ci jaaxal ci verdict bi mooy César Atoute Badiate chef faction rebelle MFDC yore ay ngànnaay ñu jiñ ko ne moom moo rey ñaar ñii nga xam ne nañu condamné à perpétuité kenn ki journaliste la kenn ki c'est un ambassadeur de la paix c'est-à-dire yàgg na dox jàmm tànku jàmm empoy yàgg na dox tànku jàmm ci biir MFDC ak yeneen kuréel MFDC ak état du Sénégal ñooñu neewuñu leen yor ngeen gànnaay mais ñii yor gànnaay ñi tëj leen lan ak sursis mais kon mooy lii moo lay wan ni que kon ce verdict là c'est autre chose qu'un verdict de kii d'accord alors Issa waaw non man. sëñ Cheikh Thioro. voilà su dee am na si rek lu mu siy yëkkati ci ay kàddu. wala itam ñu continuer waat rek. ci waaw mën nga bëgg a laaj moom est-ce que ba ñu incarcéré ki nga ne ma Cheikh Abdou Bara est-ce que gisante ngeen. da nga seeti ko. déedéet jotuñoo gisante ndax Touba la ma fekkoon. sur bi ñu koy jàpp ñoo tàggali ko man ma jógee këram Maris dem Touba ba mu ne day ñëw Walfadjri pour def si émission. mais maa ngi am ay nouvelle am ndax sëñ Assane mi ko mujjee gis wax na ma li mu ko mujjee wax yooyu mais daal mi ngi ak mentalam bu baax affaire yi dépassé wu ko. beneen bi ci topp it mooy profité waale di wax ndax maa ngi dégg keroog Modou Mbacke magam te mbokk APR di wax ne président Ousmane Sonko da koo seetaan te yàgg naa gis ne combat bu mas a nekk Cheikh Abdou ma ngi ca kanam mooy xamal ne loolu waxi politicien la ndax diggante Cheikh Abdou ak président Sonko benn lañ diggante samedi ak dimanche bis doxul ci diggante bi président ku sonn na ci jàpp ak suñu Cheikh Abdou la barki démb si ngeen la ko fekk mais def na ci déclaration wan ko soutien kon kooku jàpp naa ne dugg ci seen diggante wax ju yàqu la buy politique na politique tax dugg ci diggante boo xam ne ca la xaj donte diggante benn bokk wenn waajur dafa fort mais am na ci yoo xam ne jëru ko ndax Sénégal dafa xat. sànq yaa ngi wax sànq ci manifestation bi nga xam ne moom nga war a amal le 17 juin 2022 mu di manifestation boo xam ne Khady mi ngi koy rappeler sànq sax ci li ci war a mën a xew est-ce que tey tiitu leen ci li war a mën a xew su fekkente ne manifestation bi dem ngeen ne da ngeen di manifester avec ou sans autorisation. waaw xam nga ñun mënuñ cee tiit ndax li ñu yoon may rek loolu lañ def ndax manifestation bi dañ ne da yëgal leen rek mais Sénégal sax waruñoo toog ba heure bi ñu naan manifestation war nañ ko autoriser wala duñ ko autoriser loolu ay caaxaan féete ko kaw te réew mi it ni ma koy waxee bàyyi kenn moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk ku ci nekk dinañ ci am ay droit li ñu yoon may dinañ ko def ba mën sëkk dinañ génn massivement mais lu am responsable du ci opposant bi ñu yor pouvoir bi la
ndax heure bu ñu bëggee def seen activité kenn du leen ko tere dañ ko def ba mat sëkk. newoon nañ dootuñu leen bett de. mais nag waxoon nañ ko bii jàll barki dem Barthélémy Dias bi mu ñëw bi buntu kër Bamba Fall la jaar kenn attaqué wu ko président Ousmane Sonko Sénégal gi lu mu fi bëgg a def kenn mënu ko koo xañ bu fekkente ne yoon xañu ko kon noonu nañ bàyyi seen caaxaan yi ñun dañ leen jégal comme niñ leen jégale woon mais manifestation le 17 bi moom yàlla suñu borom rek moo ko mën a tere am. est-ce que gisoon ne jamono ji dañoo war comme ni ñu koy waxee yéen ñi diggoon ñi di football ginnaaw balaa teer dañoo war a teg raser lépp yëf yi dafa xaw a jax daal temps yi dëkk bi dafa mel ne lu comme kenn buy bax la fenn seddu est-ce que gisoon ne manifestation jamono ji dafa nekk loo xam ne gën a attiser les feux. waaw xam nga loolu moom ñun ñëpp ñoo ci am njëriñ ndax ñun amuñu ñaari nationalité benn lañu am te suñu njaboot yëpp ñu ngi Sénégal ñoom sax ñooñu tane ndax ku ci bu réew mi tàkkoon am nañ possibilité génn rawale seen njaboot mais ñun benn nationalité dañu am muy Sénégal suñu njaboot yëpp ñu ngi Sénégal kon bu réew mi tàkkee ñun la tàkkal mais réew day toll foo xamante nii li koy may jàmm mooy ñu teg lépp ci dëgg ku bëgg a bokk ñu bàyyi la nga bokk loolu rek moo mën a may réew mi jàmm mais réew mi maslaa mënu ko may jàmm Macky Sall na xam ne réew mi dafa am ñu ko fi jiitu woon ndax nii muy doxalee tey jii bu ko Senghor doxale woon Abdou Diouf du jot ci nguur gi Abdoulaye Wade du jot ci nguur gi mu jot ci nguur gi Abdoulaye Wade da ko daan bàyyi mu bokk Abdoulaye Wade Abdou Diouf daan ko bàyyi mu bokk Abdou Diouf Senghor daan bàyyi Abdoulaye Wade muy bokk kon moom bu fi nekkee ne kenn du bokk wala ñoo bëgg a bëri lay bëreel loolu du sotti na xam ne Sénégal 16 mois moo ko fa dese li ko des nag mooy mu rafetal te jéem a ak mujjëm mu rafetal ko ñi nga xam ne ñoom la bëgg ñu bokk ak moom wala ñu war a bokk ak moom bu fekkente ne taxaw nañ avoué seen ay erreur yu nga xam ne def nañ ko loolu aussi est-ce que dina tax xëy na ñu mën cee langaamu ne par force dañu war a ñooñu ay nit lañ mën nañu jàpp ne def nañ erreur mais erreur yoon moo naan lii ni war naa nekk nii lii wërti nekk nii boobu bu ñu gisee yoon boobu jeng ñi jàng droit yëpp xam ne lii ñu wax lu leen nga ci mën a jàngate ba mu des yoon loolu xel day daal di naxasal ndax mosuñoo gis ab liste mi ngi mel na ñuy compétition am moo xam compétition bu FIFA organisé wala bu CAF organisé ñu ne dañuy yóbbu 23 joueurs ñu ne léegi à partir de maintenant du ñu yóbbu 23 11 la ñuy yóbbu 11 yi bu ci kenn blessé wala kenn am ci empêchement kan moo koy remplacer loolu mënut a am kon lii ñu génn moom lu ne nga ko mën a tuddi ba mu des yoon kon nag Sénégal bu ñu demee ba toll fii ndax réew yu mës a tàkk yëpp lu mel nii moo ko taal comme li wax léegi Sénégal moom ku gëm ne ñaan amu fi yow yaa gëm ne ñaan amu fi mais Sénégal am ñaan am na fi ndax lépp lu taal yeneen réew yi Macky Sall mi ngi koy def te réew mi tàkk but ba léegi mais nag dafa am foo xamante ne fa la mën a yem Sénégal moom ku amul tiitukaay yow yi yaa fekk yaa amul tiitukaay mais lii di xew ci réew mi lii raam ci ñag bi mais pour lii raam bañ a àgg ci ñag bi am na ay kilifa yoo xam ne ñu ngi leen di déglu ci dëkk bi am ñeneen ñoo xam ne sax ñu ngi fi muy ay société civile ak ñeneen est-ce que tey jàppoo ne war nañu mën a toog am leneen loo xam ne war nañu ko mën a tegaat même bu fekkante ne report élection yi la ak yooyu sax ñu defaraat ko que ku nekk taxaw ne par force damay bokk bu ma bokkul élection du am waa APR ñoom itam ne par force ñoom dañuy bokk te ñële duñ bokk man nag li ma jàpp mooy kilifa yooyu daa am ñu leen déglu am ñu leen dégluwul ndax ñëpp gis nañ Cheikh Mouhamadoul Mountakha événement mars bi mu fi amee ñëpp xam nañ ne boobu Macky Sall yoratul réew mi opposant bi ñoo contrôlé woon réew mi à 90% bi sëñ Mountakha wooloo opposant bi ne dama bëgg lépp ngeen teg ko ci suuf ndax Sénégal jàmm lañ fi soxla dañ ne ko fii ñooy ñaan néew fi ñooy digal ñoo fi nekk à partir de maintenant loo ñu digal dañ ko def manifestation ba ñu jàppoon mooy M2D jàpp ko dañ ne woon dañ ko annulé sëñ Bass Porokhane ñëw fi ne sëñ Mountakha nee na ñaar la yéen may ngeen ko dina ñaanal ñee ci des bu ñu ko moy dina taxaw ba ñëpp dégg ko mën a moy leen ef màggal gi jàll bi opposant bi demee lan la leen wax waa Yewwi Askan Wi da ngeen maa ameel dama leen ameel bor boo xamante ni dama leen dinaa leen ko fay ci kanam maa ngi leen sant baax ndax bi réew mi tàkkee bi ma leen ñaanee may ngeen ma sëñ Abdou Samad Soy bu génn ne mag sëñ Mountakha bu kenn waxut mi ngi wax dañ koo dégluwut audio yaa ngi fi vidéo yaa ngi fi sëñ Abdou Samad Soy moo ko wax ne bi événement mars yi tàmbale dama ci sëñ Mountakha wax moom sëñ Mountakha ne ko maa ngi wax ki may waxal moom ma dégluwut kon réew mi dafa am ñuy déglu ak ñu dégluwut mais bu réew mi tàkkee moom dina xam ne ñu ko doon digal jàmm lañu ko yéene ndax moom mënut a taal réew mi par di ci mucc ndax sëñ Abdoulaye ne woon sëñ Tuubaa ñaan na ci réew mi ku fi bëgg a indi ay du la mucc aw ay bu indee ci réew mi du ci mucc te réew mi ay ragal xam ngeen loolu waaw loolu xam ngeen ko yéen xam nga moo tax ñu waxee nii ñu wax que ni ku fi indiw ay doo ci xam nga alors ñu waxee nii ñu wax climat social bi ñuy dund jamono ji Pape Ndiaye est-ce que xalaatuñu ni def benn report des élections législatives mun nañ ko xalaat est-ce que gisoo ne mooy gën a apaiser jamono ji les tensions man daal lépp lu ñuy def rek na am consensus sur classe politique bi tant que loolu mi ngi ci am rek yaakaar naa ne coow du am bu fekkente ne classe politique bi ñëpp ñoo d'accord ci ne par force dañ ko war a maintenir ko mooy jàmmi réew mi bu dee classe politique bi opposition ak pouvoir ñëpp dañoo d'accord ci ne report moo war a am loolu def loolu mooy jàmmi réew li classe politique bi d'accord rek nañ ko def